ñeent fukki simili ak juróom bootu ci juróom benn waxtu ci ngoon mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru marax yi coowal suuf gi ñuy nemmeeku ca Ndingler léegi tey saafara juddu bu ñu doyloo kàdduk jori bi nga xamante ne moom moo yore kaaraange biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye gannaaw demam ca gox ba di Ndingler jot na itam waxtaan ak Babacar Ngom bu Sedima rawatina nag ci lu soxal nawet gi nga xamante ne mooy nawetuma ren ak baykat ya nekk foofee ca gox bi di Ndingler li ni mel yemoo ko jamono joo xam ne PNA pharmacie nationale d'approvisionnement becc na ay jafe-jafe ya muy jànkonteel rawatina nag ci liggéey mi bokk na si nag ci yooyu la jafe-jafe wàllum administration ak it lu ñeel wàllum fu ñuy denc lii di garab yi. ci jotaay gi daañu waxtaan itam ci coronavirus mi dem sax ba wàll anam gi nga xamante ne moom la ñuy màggalee feetal tabaski ci réew ko Sénégal Aïdal Kabir atuma ren nag yemook mbasuma coronavirus ñenn nag ci askan wi jàpp ne nag farata gi képp moo leen soxal ci jamono ji daan ci ànd ak reportage bu Aïssatou Diak ci xibaar yi yemook aljuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet atum 2020 mbokki bisimila ci xibaar yi. coowal suuf bi am ca Ndingler diggante Babacar Ngom bu Sedima ak askan nga fay yeewoo léegi tey saafara daal di juddu bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu ka Aly Ngouille Ndiaye jori bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllum kaaraange biir réew mi gannaaw nag ba mu demee nemmeeku ji askan gi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo foofee ca Ndingler jot naa itam waxtaan ak njiital Sedima moom Babacar Ngom rawatina nag ci lu soxal nawetu ren ji nag ak baykat ya fa Aly Ngouille Ndiaye ay kàddoom dañu koy teewlu ci téléphone Antoine Diouf. actuellement nii conflit bi nga xam ne bii ñëpp ñu ngi koy dégg mooy conflit bu Ndingler moo ci ëpp mais du Ndingler rek Kër Moussa am na coow loo xam ne lii man mi dem naa ko y a à peu près 3 semaines je pense wala 4 semaines Kër Moussa Ndingler am na coow dem naa fa y a 3 jours man ak le ministre Karim Fofana bi ñu fa demee également wax dëgg yàlla waxtaan nañ dem nañ ci tool ba wër nañ ko dem nañ gis population yi dem nañ xool yi den bay def nañ ak ñoom réunion ñaari waxtu xam nañ également seen i jafe-jafe bi ñu fi jógee woo nañ le promoteur Babacar Ngom ñëw na fii ñu waxtaan ci li nga xam ne loolu lañ jàpp ne dans un premier temps war nañ ko mën a def solution pour que baykat yi mën a bay ren bañ a perte seen nawet donc tey jii fii may wax ak yow normalement tey ci suba moom Babacar Ngom ak waa village yu Ndingler danañ daje ci site bi ak supervision sous-préfet Sindia pour jéem a xool li nga xam ne lii peut-être nangu nañ ko ci proposition bi ñu leen defaloon maanaam loo xam ne lii Babacar dana ko nangu bu fekkee population yi nangu nañ ko dinañ mën a mettre en œuvre solution boobu ren au moins pour que ñu mën a sauver nawet bi le temps que fii ak nawet bi jeex ñu xam ban solution définitive lañ jël donc loolu lay da loo xam ne dañ koy def au quotidien dégg ngeen également coow li fi amoon yàggul ci suuf gàddaay defoon seen i kër ñu am coow leen opposé ak promoteur boobu ñuy wax Babacar Fall ñu technologie 2000 loolu aussi ñu ngi ciy dox préfet Guédiawaye defal nañ ci rapport mar naa recevoir tey collectif boobu aussi le ministre Karim Fofana ak le maire de Yeumbeul ñu ngi ciy waxtaan pour trouver solution am naa yaakaar aussi que loolu danañ ci am solution boo xam ne bii peut-être dana régler coow yooyu nag wax dëgg yàlla fii dëkk bi toll moom buñ jàpp ne boo réglé ñaar yi day jeex coow li moom chaque jour day am heure bu ci tension amee j'avoue que administration territoriale da ciy taxaw bari na tension yoo xam ne danañ ko réglé sax te du am coow lii man amul benn bés bu yàlla sàkk depuis ma nekkee ministère de l'Intérieur bu mu amul rapport bu di jëm ci loolu. ñi jot amalub ndaje di militant yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci parti APR fële ca Touba ñoom nag la leen naqari moo di dàkk ga ñu dàkk ci biir parti bile ki di Moustapha Cissé Lo ñoom militant yooyu nag la ñu xam ne jamono ji moo di ki jiite parti APR président Macky Sall jot na mu daal di yëkkati ay kàddu ci boobule coow jot nañoo amalub ndaje ci teewaayu Gora Ndak Lo. dàquk kii fi nekkoon coordonnateur départemental bu Mbacké loolee mel ne lu xaajale rangu alliance pour la république ci dëkk bu sell bi ci loolee ay dendandooy Cissé Lo ñaawlu doxalinu parti bi nekk ci nguur gi ginnaaw ba ñuy xamle ne seenu doxalin làmbowul ak yoon. nga ànd ak nit ba dara du dara da ngay xeex injustice parce que Macky Sall loolu la ñu waxoon ni damay xeex injustice mu ànd ceeg Moustapha Cissé Lo mais dañoo gis ni bi mu commencé wax ne jiwu yi nañ ko teg ci yoon. ku ne li nga moom nañ la ko jox ba tey la problème yi commencé kon nag monsieur le président lii boo ci seetaanee yow sax yaa ngi dugal sa bopp
parce que day mel ni kon lii yënga ko ba pare teg ci sa tànk te ñu lu dul dëgg duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg injuste bi d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg ñun nag femme développement GIE de Touba ñoo taxaw fii ñun ñoo ngi ni fas nañ yéene nag nekk ci ginnaawam tey ba ëllëg fu mu jëm lu muy def la ñuy def lu mu wax la ñuy wax ndax ñoo ngi ànd ak moom lu man ñeent fukki at te amuñ ci moom lu nu naqari. ci loolee ñeneen ñi di sàkku ci njiital Alliance pour la République mu amal ay waxtaan laata parti bi di gën a xar. waxtaan rek mooy solution mais dàq du solution foog naa ne nag li ñu war a mooy APR bëriwuñu bëri nga xam ne waruñu mën a nekk di dàq parce que amul njariñ du jural kenn jàmm ñun waa Touba daal ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci région de Diourbel ñu ngi nekk ci ginnaaw président Moussa Cissé Lo ànd ak moom ci lépp loo xam ne bëgg-bëggam la lépp loo xam ne mu ngi koy dugg ñu ngi ciy dugg ànd ak moom lépp lu mu nekkul nekkuñu sax ñun nag ay ndaw lan te moo ñu xamal lépp defal ñu lépp kon ci dara dale ci kawam duñ ci xaar kenn dañuy jël suñu engagement wax ne lii ñu defee ci Moussa Cissé Lo ci parti bi ngir Yakham Mbaye jaru ko parce que Yakham Mbaye waruñu ko jëndee Cissé Lo Cissé Lo du morom Yakham Mbaye Cissé Lo li mu représenté ci monde bi Yakham Mbaye représenté wu ko Farba Ngom na du ma wax ay waxam na Amadou Birame wax na ko bëri na erreur yoo xam ne wala ay détournement yoo xam def na ko Matam yooyu na ci suuf ubbi moo ëpp njariñ ñu àttee ay Cissé Lo ak Yakham Mbaye parce que foog naa ne jëm Sénégal karam ndax Cissé Lo li ko ñor rek mooy Sénégal jëm karam ku ne am gis sa bopp ci li nga xam ne noonu réew mi di doxee te mu tege ci dëgg. ñu dàq ko ci APR militant naka noonu sympathisant di ay jegeñaale ki fi nekkoon président bu parlement bu CEDEAO tax ñu yëglu naka noonu it di sàkku ci njiitu réew mi mu yey yàbbi ci crise politique bi lëmbee parti bile. loi bu bees bi ñu teg jagleel ko dem bekk dikk bi ci réew ka Sénégal war naa mën a may réew mi nag ngir mu daal di joyanti waat doxalinam gan kaa méngaleek jamono ji nag wàllum dem ak dikk bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu jori bi nga xamante ne moom la ñu denk wàll mi maître Omar Youm xam ne nag lii di dem ak dikk bi gën kaa méngaleek jamono lii ni mel nag dafa doon loo xamante ne mu ne suñu ko bañ jamono ji mi ngay sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum dem ak dikk bi bokk nag ci secteur privé ngir rek ñu daal di gën a soob seen loxo ci boobu le loi gën cee ànd loolu mel nag mën a joyanti waat dembeek dikk bi gën kaa ñoŋal loole nag ñu amal ab ndaje ci teewaayu Isidore Alexandre Sène. ñu yëngatu ci wàllu dem beeg dikk bi di xaar décret d'application ci organiser waat li nga xam ne de moo di seeni secteur jawriñ bi ñu denk wàll wi commencé xaat waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di chauffeur si ci loi boobee. jox nañ leen loi bi na ngeen ko waxtaanee ku nekk xam parce que balaa ngay taxawal bi ñuy laaj ci yéen il faut ngeen xam loi boobu dafay ànd ay décret yooyu aussi dinañ ko pare balaa fin du mois incha allah balaa ñu koy yóbbu président di ko signé dinañ leen ko jox aussi ngeen xool ko càmbar ko xool li ci nekk mën ko xam boo leen ko xamee mën ko taxawee. ginnaaw jéego yu ñu def ci wàllu transport public mu jàpp ne ñii di waa privé bi tamit faaw rek ñu joyanti seen i mbir. transport dafa feebar saafara bi ci ñun la nekk ci état la nekk ci transporteur yi la nekk ci chauffeur yi la nekk. te transport bi ñu bëgg nag mooy transport bu mucc ay transport bu moderne oto yu baax gaaru ceer yu set. Omar Youm di ñëwaat ci naka la ñu séddalee enveloppe bi nga xam ne de jagleel nañ ko ñi di yëngatu ci wàllu dem beeg dikk ci xeexu coronavirus. président de la république ne gaaru ceer yëpp pour ñu permettre faciliter ouverture bi faaw ñu jox leen xaalis defe naa tey ci gaaru ceer li ñu tuuti ci Thiès jot ngeen 10 millions de francs CFA. état ñëw fekk ay chauffeur ci gaaru ceer di leen dimbali masta kon loolu su amee war nañ ko sant président de la république bu baax a baax a baax a baax a baax tey am ngeen 2885 chauffeurs yoo xam ne nii tey dinañ leen jox ay kit alimentaire. fii ci diwaanu Thiès chauffeur si yeggee nañu seen i jafe-jafe ki nga xam ne moo di seen i jëwriñ rawatina jafe-jafe yi ñuy am ci tali bi ak ñi di takk der yi moom jëwriñ bi mu jàpp ne dina ci taxaw temm naam ñaax na chauffeur si ñu def lépp li nga xam ne rek yoon sant na leen ko ci wàllu dem beeg dikk. Isidore Alexandre Sène leneen lu ñu war a joyantiwaat nag moo di doxalin bi jëm ci wàllu koom waaye itam gën a taxawu li nga xamante ne moo di entreprise yu ndaw yeeg yu digg doomu yi loolu nag di gis-gisu ki nga xamante ne moo di Seydina Alioune Ndiaye moom nag xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom bokk itam ci li nga xamante ne moo di comité scientifique bu club Sénégal émergent kenn la woon ci ganuk Alassane Samba Diop tey jii ci suba ci nag matinal bu rajo moom Seydina Alioune Ndiaye dañu koy teewlu ci micro Kesen Ndour. mbas mi résilience socio-économique sociale la ñu wax mais maintenant relance la ñuy wax mooy nan la ñuy def ba réew mi demaat léegi réew mi nag pour mu demaat il faut que mu sukkandiku ci bërëbu kër liggéeykaay yi te bërëbu kër liggéeykaay yi mooy li ñuy wax TPE ak PME PMI mooy toute petite et moyenne entreprise ak
petite et moyenne entreprise mooy bërëb kat liggéeykaay nga xam ne ñi fay liggéeyee ëpp ñu fukki nit te ñooñu soo saytoo économie Sénégal ñooñu ñoo ŋànk réew mi léegi ñooñu il faut que ñu dooleel leen yow indi leen ay financement organiser leen informer génne leen ci informel ba nga xam ne ëllëg dinañ mën a jàppale économie Sénégal pour am relance bu baax parce que au-delà de la résilience maintenant relance la ñu war a def pour que économie bi mën a doxaat. jamono ji état bi dafa nekk ñaari goutte ndax actuellement l'impôt bi dafa wàcc bu baax te entreprise actuellement amuñ activité pour mën a liggéey pour mën a jox ay impôt parce que actuellement crise bi ñu am Covid bi c'est un double choc de la demande et de l'offre donc loolu nag bu ñu ci nekkee il faut que ñu am ay stratégies yu am maanaa yoo xam ne état bi mën na ko teg en place pour mën a gën a accompagner PME ak PMI justement du nekk ay incitations fiscales kese mais c'est tout un package de mesures qu'il faut mettre en place muy ay réformes surtout muy réforme foncière muy réforme de l'urbanisme muy ay réforme ci yenn déclaration yi ak ci yenn piliers économie bi nga xam ne na mu gën a mën a renforcer PME ak PMI. taxaw gi nga xamante ne moom la ñu war a taxaw entreprise yu ndaw yi ak yu diggu doomu yi loole nag moom moo soxal directeur général bu cabinet ingénieur ci wàllum finance moom nag la mu xamle jamono ji moo di nguurug Sénégal war naa mën a def kéemtalaay kàttanam ngir daal di taxaw yooyu les entreprise gën leen a formaliser ngir ñu mën a jot lu jëm ci wàllum financement maanaam ndimbal bi nga xamante ne moom la ñuy jagleel yooyu les entreprise Mouhamadou Diop moom itam gan la woon ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop ñu teewlu ko ba tey ci micro Kesen Ndoura. Sénégal boo ko jëlee tey jii nii coow li bëri na dañu wax ci grande entreprise yi surtout Sonatel ICS et autres mais bu ñu fàttee ni quand même plus de 60% ñi nga xamante ni ñi ngi yëngatu ci dëkk bi ci entreprise yu ndaw la ñu nekk entreprise yoo xamante ni booy xool seeni employés dépassé wul 20 personnes. donc loolu aussi bu fekkee dañuy teg benn programme de résilience c'est-à-dire que war nañ prendre en compte ces entreprises là. Or bu ñu xoolee entreprise yooyu problème bi ñu gën a am mooy accès au financement c'est-à-dire nan la ñu mën a def ba entreprise yooyu noonu mën a accéder ay financement pour non seulement moderniser seeni activités notamment la technologie la digitalisation mais aussi leur permettre de participer aussi ci li nga xamante ni mooy transformation produit yi nga xam ne ci la ñuy liggéey parce que boo xoolee petite entreprise yooyu li gën a bari Sénégal commerce la ñuy def donc àgg nañ ci jamono boo xamante ni nii ak Covid bi gis nañu ko dañuy soxla ay entreprises yoo xamante ni dañuy dugg ci transformation bi bu ñu fàtte ni aussi activité informelle aussi am na ay avantages am parce que aussi bu ñu xoolee par exemple ci Covid bi gis nañu entreprises yi nga xamante ni ñoo gën a résister plus ou moins mooy ñi nga xam ne ils étaient dans l'informel un peu xamante ni am nañ une certaine flexibilité donc loolu aussi entreprise informelle bi aussi moo yore ménage yu bëree bëri góorgóor yu bëree bëri ci entreprise informelle bi la ñu nekk donc c'est bien maintenant ñu penser formaliser mais comment les formaliser nan la ñu mën a def ba entreprise yooyu formaliser wu loolu aussi du ay wax rek c'est-à-dire que il faut que suñu gouvernants yi mettre en place dispositif boo xamante ni entreprise informelle yooyu dinañ ci gis seen bopp. Tabaski 2020 gën gaa bëri ñaari ay bés moo dox suñu diggante mbasum coronavirus bi dem sax ba wàll nag anam bi nga xamante ne moom la ñuy màggalee feetal Aïd el Kabir jamono ji nag bëri na ci askan wi ñoom naka la ñuy xamle moo di la leen soxal ngir ñu matal farata gi waaye nag leneen loo xamante ne dina indi gàllankoor rawatina nag jamono joo xamante ne koom-koom gi mi ngi si ay jafe-jafe duñ ci bàyyi xelaay satu jàkk moo demoon nemmeeku ji leen. feetu tabaski nekk feet boo xamante ne bu daan jubli si ñëpp a koy pare waaye borom kër gi duñu xamal ni rek at bii duna ute lool ak at yi ñu génn ndax feebar bi di Covid-19. parce que nit ñi nuñ ko daan tale ba jusqu'à présent noonu lañ koy bëggee mais doole yi yamul mën-mën yi tamit yamuñu en plus charge yi bari na ndax soo xoolee moment bi ñu toll dëkk bi doxul en même temps bëgg-bëgg yi gën na bari dépense bi gën na seer. te tabaski dafa bari fere te nit ñi dañ ko daan def di ci am ndam léegi boo ko defee di ci am ndam ndax lépp benn jour la donc li nga xam ne daal moo ñu gën a intéressant pour le moment jënd xar. soxna si di ñu xamal ni moom narul sonal boppam ci li di tabaski bi ba tax na dafay jëfandikoo rek koppar bi nga xamante ne moom la am. xam nga tabaski boobu moom bu daan ñëw heure bi day fekk lépp pare jesner yi pare cheveux yi pare mais heure bi ak Covid bi xam nga. ñu bëri dañoo arrêté woon seen liggéey man tamit si laa bokk dama arrêté woon liggéey mais heure bi moom préparé bu ndaw bu ñu amee jesner sol bu ñu amee brodé sol instant bi moom sonalu ma sama bopp parce que su ma sonalee sama bopp rek damay sonal keneen te instant bi ñëpp a sonn.
jaaykat bi duñu xamal ni moom bu njëkk ba daan na sonn ci li nga xamante ne moo di tabaski bi waaye jamono ji ñu toll xalaat na leneen lu dul yàq li nga xamante ne moo di ay kopparam. non man moom tabaski instant moom ndànk-ndànk laa koy pare rek parce que dëkk moom instant dafa métti waaw marché bi doxul noonu waaw tabaski daal jarul yéenu instant moom looy ku nekk na def daal loo attan rek. non man moom na ma ko daan defee moom du ma ko defee moom waaw même bu ma ko mënoon sax du ma ko defee parce que dëkk bi moom feebar moo tax dëkk bi dëgëre nii quoi. waaw dama ko daan pare bu baax a baax mais instant moom dëkk moom deme na noonu même boo ko mënee sax xam nga war nga ko mën a yemal nag quoi ndax feebar bi parce que am na ñoo xam ne mënuñu ko. tabaski nag nekk fête boo xamante ne moo gën a mag ci ñi nga xamante ne ñoo di musulman yi bu njëkk ba daan leen ko pare na mu waree waaye at bi dina wute lool ak yi ñu génn ba tax na li ci ëpp solo rek la ñuy daal di def. Aïssatou Diack force Covid-19 kuréel gi ay ndawam nag ñu ngi woon fi nga xamante ne moo di PNA pharmacie nationale d'approvisionnement mu nekk itam porox ndoolu boo xamante ne ci njiit la di docteur Annette Seck Ndiaye ngir mu daal di becc jafe-jafe yi nga xamante ne PNA pharmacie nationale d'approvisionnement mi ngi koy jànkoonteel jamono ji bokk na ci nag loo xam ne mu ngi soxal wàllum administration ak fi nga xamante ne moo jëm ci wàllum denc garab yi nga xamante ne moo nekk ca pharmacie nationale d'approvisionnement boobu leen dajee teewoon na fa suñu reporter Boubacar Dia. ay junni kees ñu teg leen fii yile kees nag ñu ngi def ay masque gants lunettes à oxygène naka noonu ay jumtukaay yu bees yu médecin di sol ngir faj ñi am lii di coronavirus lii doon loo xam ni mu ngi soog a am. nañ leen aussi ay innovation yan mooy dañ daan jënd jumtukaay yi yëpp yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci Covid bi jumtukaay yoo xam ne dañ koy jël sol sànni defe naa ne loolu itam war nañoo weesu foofu ñu won leen tenue yi nga xam ne commandé nañ ko yoo xam ne hôpitaux yeeg centre de traitement épidémiologique mën nañu ko jënd jëfandikoo ko ba pare mën ko utiliser di ko réutiliser waat ñu bañ a yàq suñu ay ressources. pharmacie nationale d'approvisionnement jaaree ci bile dox nemmeeku bi nga xam ni force Covid-19 amal nañ ko ngir xamal leen itam jafe-jafe yi nga xam ni kërug liggéeykaay gi am na ko yoole jafe-jafe jëm na ci mbirum stockage bi. am solo ndax gis nañu ne ñu ngi def suñu kemtulaay kàttan pour fexe ba nga xam ne lii nga xam ne moom lañ ñu dénk ñu mën ko matale waaye nag gis nañu itam conditions yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey. gis nañu suñu espace de stockage yi gis nañu ne ki nga xam ne mu ngi recevoir pratiquement 1 milliard de médicaments pratiquement chaque weer wala lu ko weesu kooku soxla na espace loolu gis nañu condition de stockage yi. paracétamol wala sax produit bi ñuy fajee lii di épilepsie ñu ci bari ñu ngi doon wax ni dafa ñàkk fi mu toll wante directrice bi dalal xel yi. toujours nag mooy bëgg a leeral ne. pharmacie secteur pharmaceutique ñaari kuréel la ci nekk ñaari pàcc la secteur privé ak secteur public public nag mission mooy mu fexe ba nga xam ne médicaments essentiels yi ñu yóbbu ko ci structure sanitaire yi ci centre yi ak ci poste de santé yi néewuma nag ne du jox secteur privé mais li ñu ko laaj mooy d'abord structure sanitaire publique yi dinañu lëkkaloo nag ba nga xam ne su fekkee ne structure privée yi am na lu ñu manqué le ñu fexe ba di leen ko jox te ci moom loolu la ñu nekk nag di jàppalante la sax. lu ko wees ki jiite pharmacie nationale d'approvisionnement di xamle ni rek su fekkee ni yenn garab yi manqué nañu dadi ñi koy defar ñoo ko arrêté woon li leen tax sax docteur Annette Seck Ndiaye. di sàkku rek ñu gën a jëmmal wala sax dooleel bërëb yi nga xam ne ñooy defar garab fii ci réew mi lile ci gis-gisam dina tax Sénégal dootul soxla jéggeeni garab ci bitim réew.
Boubacar Dieng ba tey ci jotaay gi ñu wax ci coronavirus doomu jàngoro bi tolluwaay bi ci réewuk Sénégal ci bésub tey nag ñeenti doomi aadama ñoom ñoo yokk ci lim gi nga xamante ne ñoo faatu ndax mbasuma coronavirus ci réew mi yóbbu ko nag ci téeméer ak juróom-benn fukk bi mbas mi duggee ci réewuk Sénégal ba ndëgëni si ci bésub tey nag ba tey ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama ya ñu testé seen yaram juróom-benn fukk ak ñett ñoo ci daal di génn amee feebar bi di coronavirus lu toll nag ci ñeenti doomi aadama yi di ay cas importé ñaar fukk ak juróom yi di ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci bile doomu jàngoro jamono ji nag ñu xamle ne ñeent fukki doomi aadama ñoom ñoo ne ci sauvetage juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama itam yi tëddoon ci lalu hôpital yi ñoom nag daal nañ leen testé négatif ñu jàpp ne kon wér nañu ci bile feebar di coronavirus. waxtaanee beneen ponk ci jotaay gi di groupe Kirène ñoom nag seenub liggéey ñu ngi koy woyal jamono ji nag gannaaw nag ba ñu amalee ab lëkkaloo ak groupe bi nga xamante ne wala boo këru liggéeyu xakaay bi nga xamante ne nag mi nga ca Amérique ñu koy woowee PepsiCo groupe Kirène nag ak PepsiCo daal di lëkkaloo génnee ay xeetu boisson yu yees lépp nag ngir daal di bégal ñi nga xamante ne ñoo di seeni ay client Ndeye Nassi Diouf. ñaar fukki at ci ren la groupe Kirène nekk ci wàllum agroalimentaire fii ci Sénégal ak Afrique sowu jant boobaak léegi nag ñii di groupe Kirène jox nañu leen cër bu baax ci wàllu wu ñuy yëngu ngir yokk seen produit yu jëm ci wàllum boisson ak tamit ngir mën a jox sénégalais yi tànneef yu bari ci wàllum boisson tax na ba ñii di Kirène amal ab lëkkaloo ak benn marque gu am doole foofe ci Amérique. consommer local dafa am importance. ba ma doon wax ne que da ngay gis ay canettes yu bëri da nga ciy gis ay bind arab wala nga gis ay bind américain wala ay bind français kese donc ay yeneen distributeur ay yeneen producteur ñoo koy produire yeneen pays andi ko Sénégal donc part de marché bu rëy la ñuy perte léegi ñun bu fekkee ne que ñun fii nii Sénégal fii lañ koy defaree bu boobaa dinañ tijji jumtukaay yëpp yu ñu soxla pour mën a defar produit bi ba mu yegg ci boutique bi. donc jumtukaay yooyu noonu yëpp dafa am ay nit yu koy doxal donc day créer valeur ajoutée ci dëkk bi ay emploi yu bëri lay créer en plus tamit dina delloo économie bi lépp lu ñu mën ci produire ci économie bi lay delloo dafa mel ni doomu Sénégal mooy bay pour Sénégal. consommer local bokk na ci lu groupe Kirène daal di jox gëdd lool te bokk na tamit ci li nga xam ne jot nañu kaa fësal ci boobule projet. dañoo noué benn partenariat ak waa PepsiCo compagnie Pepsi. donc depuis quelques mois et donc aujourd'hui dañoo ñëw fii pour lancer ko médiatiquement pour que nit ñi xam ko sénégalais yi yëg ko ñu ngi ci terrain bi actuellement di ko référencer pour que sénégalais yi mën ci jot donc partenariat boobu ñu ngi lancer actuellement ay produits boissons gazeuses comme Pepsi 7up ak gamme Miranda. ak fii suñu koom-koomu réew toll laaj na bu baax jàpp ci xëyu ndaw ñi ak tamit fësal bu baax li ñuy oowee consommer local ñi ñu jot a waxal jàpp nañ ni ak lëkkaloo bi ñu jot a def ak ñii di waa Pepsi mën na ubbil suñu réew ay buntu xéewal yu bare. Nancy Diouf jaajëf mbokk yi mu ngoog fi la ñuy yëkkatee jotaayu marax yi amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di dellusiwaat bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee ñeent fukki simili ak juróom ci kàllaamay tubaab laata loolu ñu bàyyi leen ak Khalifa Diakhaté mu wéy ndekk yéen ci seen bloc d'information la totale.